alors rubrique immobilier ki nga xamante ni mooy invité Abdou Khoudoss Diallo daal di teew ci plateau bi moom je pense que kenn dootu ko présenté ci biir émission Petit Déj di monsieur Anne nekk li nga xamante mooy professeur en génie civil nekk itam topographe monsieur Anne nuyu nañ la. maa ngi leen di fay. d'abord di excuser wu puisque tout simplement ku dem si autoroute bi di nga xam ni am na li fa xew moo tax xam naa tey jii ñu bëri danañ tardé. ndax kii bi am tey ñu ngi ba dépassé Pikine côté Pikine yooyu parce que dafa am oto bu fa këpp. te ñuy ñaan secours yi ñu gën a gaaw a dem. incha allah voilà d'accord sinon ñaan lii nga xamante ni moom fi tax a ñëw toujours. ngir defar ngir réew mi. yàlla dimbali nu ba liñ fiy wax. mu méngoog li nga xamante ni moo war a tax. li nga xamante ni moo fi jagadi war a mën a jag. d'accord incha allah loolu moom dinañ ci am yaakaar bu baax. li ngeen méngoog actualité bi voilà lépp bi yàqu na. billaay bu baax Sénégal def dara lu baax. alors Khoudoss ma bàyyi la ak sa invité ngeen daal di sekk waxtaan. waaw comme nañ ko doon waxee sànq rek. Ibrahima Anne effondrement collecteur bi fi nga xamante ne moom mooy HLM 5 autorité gis nañ leen déplacé woon nañu dem nañu comme le préfet de Dakar Alioune Badara Samb te ñoom li ñu jot a expliqué mooy que ne collecteur boobu dafa mel ni dafa am déjà que plus de 70 ans on peut le dire te ba pare dafa màgget. mais li ci gën a garaaw mooy dañoo tabax ay kër ci kaw collecteur maanaam canaux est-ce que mën nga ñu expliquer réellement le problème c'est quoi. voilà merci Khoudoss d'abord comme ni nga ko waxee noonu tey jii collecteur boobu nga xamante ni moom lañuy wax collecteur Hann dafa nekk collecteur bi gën a rëy boo xamante ni moom mooy jël. daanaka ndoxu Dakar yëpp jëm côté Liberté 6 ñëw Grand Dakar dem côté Point E dem Wakam maanaam ndoxu Dakar yëpp si li nga xam mooy jëm ci force ci eaux usées moom lay jël di yóbbu si épuration yi ñu koy épurer mu war a dem géej après collecteur boobu depuis 1960 la woon bi mu ñëwee 1960 bi ñu ko fiy def. te loolu sax damay profité pour wax ni colon yi ba ñuy def seen canalisation ay canalisation dañu respecté woon yoonu ndox yëpp ak habitation bi itam habitation bi ñu respecté ko parce que dama ci jox benn exemple rek noonu ñu respecté ba passé collecteurs yi noonu lañ respecté gis nga fépp fu raay jaar am nañ fa ouverture bi ñu fa def fu ndox yi di dem fépp fu tali jaar nga xamante dafa nar a sakk am na ouverture boo xamante ni def nañ ko pour ndox yi mën a dem tey jii si ni nga xamante ni moom moo am te gën a augmenté situation bi ñu nekk mooy foofu nga xamante ni dañ ko ubbi woon pour ndox yi dafa dem dara dematu fa place yi nga xamante ni moo daan jël ndox yi dafa taxaw amatul donc ndox yooyu yëpp dañuy àndandoo yi nga xam dafa doon dem demul dañuy àndandoo dugg si collecteur boobu fekk fa eaux usées yi war a demandoo bu nekk benn conducteur nu mu tuddati unitaire loolu nag ba muy am xëy na am na dëkkuwaay yi nga xamante ni nga fóon mais am na dëkkuwaay yoo xamante ni nekkuñ fóon te bu ñu seetloo en général comme mu daan Sicap mu daan nu mu tuddati HLM bis bu ñu daan tabax dafa am ay réserve yu daan bàyyi boo daan xool toujours si kanamu tali bi da nga daan dox lu bëri maanaam ay 10-15 mètres yoo xamante ni dañ ko daan bàyyi nga gis kër yi dañuy nekk si biir mais tey jii boo xoolee kër yu bëri nga xamante ni dafa amoon 10-15 mètres léegi ñoom def nañ seen extension indiwaat ko ba nga xamante ni si booru tali bi 1 mètre 50 lañ fay bàyyi ñooñu nag nga xamante ni dañ def loolu sóoraale wu nu ni am na loo xamante ni moo nekk si suuf parce que collecteur boobu dina dugg ba 3 mètres si suuf kooku bu su loo xam ne doo ko gis te am na yoo xamante ni am na 1 mètre 30 si diamètre donc am na foo xamante ni bu fekkee ni par exemple toll na fa nit ñi dafa am loo xamante ni dafa manqué mooy coordination si ñi nga xamante ni ñooy def réseau ak service su cadastre
ak service urbanisme parce que normalement képp kuy tabax war nga mën a xool réseau yi nga xamante ni moom moo am réseau yi nga xamante ni moom moo am da nga ko war a respecter fa nu nekk bu fekkee ne dañuy signé autorisation yooyu war na méngoo li nga xamante ni mooy plan bi nga xamante ni moom la ñu dessiné wax ni dëkkuwaay fii lay yem ak fii lay yem parce que le même problème bi nga xam moom la ñu am si biir Dakar ni je vous dis que le même problème am nañ ko sur la route de Rufisque parce que grande conduite bi nga xamante ni moo jóge woon Lac de Guiers jaar romb LGI jaar biir Fora continuer ñëw Dakar bu ngeen xoolee gendarmerie ba ñu koy tabax jël nañu respect zone de servitude boobu nga xamante ni yegg si wuñ si tali bi nga ñëw même mairie si Kamba bi ñu koy tabax def nañu monts et merveilles pour am autorisation parce que foofu ka war fa joxe autorisation ñu def ko mais tey bi ngeen seetloo yeneen kër yu bëri actuellement nii bu fekkee ni éliminé wuñu kii boobu nu mu tuddati conduite boobu kër yu bëri ñu ngi si kaw conduite bi. mooy ci ban zone ci foofu ngay wax comme ça nit ñi mën a xam ci ban côté la noonu. gendarmerie bi. gendarmerie bi. waaw xam nga gendarmerie léeg-léeg nga conduite bi ci ban côté la nekk. dafa longer gendarmerie bi. waaw wuti caare si kanam. ci kanamam. en face du national bi. waaw foofu la longer. wuti caare yi génn encore Dakar c'est-à-dire dafa longer directement route nationale bi. après dugg Thiaroye. non duggul dafa longer. longer. waaw dafa longer ñëw. waaw pour alimenter Dakar. am na haute tension bi fa nekkoon aussi haute tension bi léegi éliminé nañ ko te dañ la wax ni la dafa am foo xamante ni grosse conduite dafa jaar wala haute tension jaar fa yooyu dafa war a am zone de servitude yooyu moom lañ respecté tul ba tax na collecteur bi fi nga xamante foofu la nekk nit ñi ñëw tabax ci kaw. loolu moo tax ñu ne ñiy dëkkee côté HLM Waagu Ñaay Hann ba fac médecine sax faw ñu jóge fa ndaxte ci kaw collecteur bi lañ tabaxee seen dëkkuwaay. gis nga tey jii gars yi benn xayma si ay téeméeri kër la ñu nga xamante ne ñu ngi tegu si kaw collecteur bi te xam nga ban danger moo si nekk xëy na spécialistes yi nga xamante ni ñoo nekk si problème mu gaz ak yooyu dinañ leen ko wax mais dama si joxe benn exemple rek bi ñuy liggéey station mobile bi nga xamante moo nekk HLM si marché HLM am na déplacement de conduite bi nga xamante ni dañ ko doon def mais gis nga ba ñuy def déplacement de conduite yi ñi nga xam ne ñoo doon liggéey foofu dañu toog ba mu yàgg rek yaa yi daanu ñu jël yanu yóbbu hôpital am na ñuy wax naan am na ñu si dee pour man nañ la gaz bi ni mu toxiqué yow nga ñëw dëkk si kawam xamuloo fan lay am fuite fekk la sa biir nekk même bu fekkul nekkul si biir nekk nga ñëw mu am benn fuite boo xamante dafa génn si mbedd mi nga koy noyyi ndànk-ndànk moom mi ngi lay rey à petit feu ba tax na tey li nga xamante ni moo urgent mooy fi nga xamante ni déjà urgence boobu jël nañ ko mooy fi nga xamante ni moo toj te xaj googu dafa génne nañu kër yooyu pour mën a réparer. mooy côté HLM am na ay pan yoo xam ne déjà toj nañu ko ndaxte danger bi c'était permanent. Il faut protéger les populations. am na foo xamante ni bu ñu fa tolloo dootoo demander ci avis wala leneen. maanaam mesure d'urgence la defal li ngay dafa pare ngay soog a xool nan ngay joyante tey jii dafa toll foo xamante ni kër yooyu fa nekk dañ ko war a toj te def nañ ko réparer en attendant que ñu seet yeneen mesures yi nga xam moo war a am et si biir loolu je crois que nag dafa laaj nit ñi waxtaan si parce que d'habitude xam nga travaux yu bëri nit ñi di si sonn c'est puisque dafa dul am nu mu tuddati concertation avec les populations te pourtant si code de l'environnement dañ la wax ni la am na foo xam bu fekkee ne ay travaux dafay am nga xamante ni dafay am incidence si dundu nit ñi da nga war a woo nit ñi nga waxtaan def ay forum expliquer leen projet bu xool ni nga xam noonu koy def mais tey jii fi ñu toll si mbir mi dañu war a woo population yi waxtaan ndax am na ñoo xamante ne xëy na dëkk nañ tabax dañ leen jox autorisation ñan ñoo leen jox autorisation. loolu mooy wax ji ndaxte. mais ki leen jox autorisation dañu jàpp ni si service la nekk. waaw war na jàpp ni am na xam na ni
fii war nañ fi nekk war fi nekk. jàpp ni li mu def noonu la jàpp ni am na concertation ak ñi nga xamante ni ñoo yor réseau yi waaw kooku bu fekkee ni loolu la jàpp si service yi ba tax mu dem yóbbu ñu jox ko autorisation mais tey kooku nekkul responsable de rien. parce que de ñoom ñoo ko jox autorisation ne ko fii man nga fi tabax. c'est un peu ça. boo xoolee nag ñu demee noonu ay autorisation yu ñuy joxe te teguñ ko si yoon dafa bëri. boo gisee nit ñi di dund si inondation bi loolu moo ko indi. boo gisee yenn saa yi nit di tabax ñuy toj loolu moo ko indi. boo gisee aussi litige foncier dañuy jox nit foo xam te waruñu ko jox moo koy indi. tey jii waruñu liggéey si réew ñu ni benn état la xam nga dafa am ay kii yoo xamante ni ay structures yoo xam ne bu ñu koy def dafay am cadre institutionnel. damay joxe rek baie de Hann ba ñuy tëgg projet bi ministère yi nga xamante ni la concerné yépp dañoo àndandoo ñu def benn arrêté constitué li nga xam mooy comité technique mais comité technique yooyu ñoom ñooy saytu ñooy surveiller ñooy contrôler li nga xam moom lañ si war a def tey jii comité technique yi nga xamante ni si cadre urbanisme si cadre aménagement du territoire yi nga xam moom lañ teg normalement bu fekkoon mi ngi doon fonctionner normalement ni mu war a fonctionner. kon ñi war ñoon dëkkee si waruñu woon gis kër ñu koy tabax fi ñu ko war a tabaxee te aussi foofu dañuy incriminer waale aussi ONAS puisque bu fekkee ni par exemple moom dafa am réseau boo xamante ni réseau bu am doole la normalement réseau bi war nga koy saytu puisque c'est pas pour rien que ñu wax entretien. et puis li xew ni Marlo nekkoon directeur de la protection civile alerté woon na ko depuis 2011 waaye moom directeur ONAS bu mu ñëwee ba léegi dañuy xaar ba mu am ay dégâts ñuy soog a dem sur le terrain naan dañuy def visite de terrain après prendre des mesures est-ce que loolu tamit fii la ñuy toog di càgganee bu amee jee après ñu toog di commenter. xam nga sànq dama dégg directeur ONAS di wax. et je crois que ni loolu si ñëwoon na nee naa Sénégal problème bi ni gën a am mooy problème aménagement du territoire. et je crois que ni tey jii bi ma déggee muy wax dafa ma gën a conforté si li ma doon wax mooy wane ni aujourd'hui war na toll foo xamante ni gis nga dañu war a maanaam auditer lépp si biir réew mi lépp lañ war a auditer lépp lañ war a xoolaat si biir réew mi puisque su fekkee ni waxtu wu ne maanaam doo toog ak ñaari at yoo xamante ni doo dégg problème su li nga xamante ni dafay jublu si wàllu urbanisme wala aménagement du territoire doo déglu problème boo xamante ni dafay dem si cadre environnement mais loolu war na tax tey jii ñu ndëpp Sénégal dafa war a ndëpp am na sëñ bu ko waxoon. nu mu tuddati. nañ ko sëñ Cheikh. waaw sëñ Cheikh voilà. nañ ko sang. waaw mais fii si cadre service yi. si cadre service yi. turandoo Diaw. war na am benn cadre boo xamante ni dafay régler problème environnement problème cadre de vie ça veut dire dafa war a régler problème urbanisme aménagement du territoire une bonne fois pour toutes parce que nit ñi sonn nan. mais monsieur Anne man fu ma bëggoon ñëw mooy instant bi nii est-ce que état li ko war mooy négocier est-ce que jamono négocier la ñu toog parce que la ñu toll parce que keroog dama seetaan à la télé journal ñu def reportage foofu nga xamante nii fa la canal bi jaar mais ñi fa dëkk ñoom ñu ngi wax que foofu duñ fa jugee parce que fa lañu dëkk ñi naan fa lañu dëkk depuis 20 ans ñi naan buñ fa jugee duñu am fu ñu dem seen doom yi fa lañu juddoo et tout état dafa mel ni instant bi période négociation la toll te pour man négociation waratul am fi mu nekk nii dafa war a forcer nit ñi pour ñu jugee foofu noonu ndaxte lii nii c'est un danger public. Comme on le dit souvent l'État doit rester fort. Mais l'État doit rester fort mais dans la diplomatie. tey jii ñooñu ñu wax naan duñ fi jóg xëy na amuñu information que seen ñàkk jóg foofu mën na indi seen gàtt fan. surtout problème de sensibilisation. pour dire que dafa am ay structures yoo xamante ni daf fi nekk ay jumtuwaay yu war leen di utiliser boo xoolee projet yu nekk dafay am ay sociologue
di am ay spécialités yoo xamante ni ñoom ñëpp dañuy méngoo àndandoo si projet yi àndandoo boobu ñuy àndandoo dafay tax ku si nekk am na rôle boo xam moom nga war a jouer pour jéem a fexe pour xamal nit ki li nga xamante ni moom mooy maanaam devoir am moom mooy droit am mais wan ko li nga xamante ni moom mooy devoir am ak droit am lan la si am loo xamante ni lu koy lor laak lu nga xamante ni xëy na bu ko defee dina ko mën a avancer la mais bu ñu xoolee tey ni nga xamante ni moom la ñuy doxee moi je crois que il est urgent et il est urgent que État jël ses responsabilités ñëw teg ay comité yoo xam ne sensibilisation la ñuy def pour wan nit ñi que ni lii lay def mais nag aussi war na préparer les moyens d'indemnisation puisque ces services ñoo faillir aussi ces services ñoo faillir ba lii am xëy na ñi nga xamante ñoo fa dëkk léegi bay lii di am ba fekk na ay liir lañu woon seen bàyyi ñoo ko fa defoon ñoom xamuñu li xew toog nañu ba jur fa ay yeneen doom yoo xamante ña nga fa te yaakaaru ne leen dudul lii donc fii ñu toll nii la gars yi war a toog waxtaan ak nit ñi jéem a wuti ay fonds yu ñu indemniser ndànk-ndànk di dindi ko parce que il paraît que am na 10 milliards yu ñu prévoiroon pour ne dañuy nu mu tëddee commencer di réparer collecteur 10 milliards yooyu est-ce que indemnisation dana si bokk bu si indemnisation bokkul mooy wane ni tension sociale dina bëri. d'accord.